jàngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futurs Médias xibaaru marax yi ponk yi ci gën a fës kon limuk ñi faatu yokk na ci yoonu Poroxaan bi fi mu ne mi ngi ci juróom-ñeenti doomu aadama yu ñàkk seen bakkan ci accident ni ki démb nag ab kaarum Njaga Njaay sax ci fàttali moo mbëkkante woon ak benn bus ba juróom-ñaari doomu aadama ñàkk ca seen bakkan procès bu Khalifa Sall maire bu Ndakaaru ma ngay wéy tey nag ñi nga xamante ni ñoom ñoo fare kon ci défense bi di layal Khalifa Sall bii nag moo nekkoon seen ñetteelu bis kon ñu doon layoo ñoom avocat yooyu Ibou Diouf daañu ko fekk ci kanam tuuti ci tribunal seetlu gi ci Sénégal ñu ne nag ñi nga xamante ne nag dañuy jur kon daanaka dafa wàññiku jur gi boo koy xool nañ daan juree ci Sénégal moo waral nag ñu daal di samp ab laaj ci wàllu woowee ndax nag njur mu jege mi ñuy xeex moo ko waral am déet lu mu ci mën a doon tontu yi ci biir mini dossier bi nga xamante ne Maïmouna Ndiaye def na ko ci ñu delluwaat tamit ci jaar-jaaru Mamadou Mbaye Loum moom taskatu xabaar boobee nekkoon ca RTS te daal di làkku ni ki démb jaar-jaaram nag delsi nañu ci ki ci wax nag Demba Ndiaye la moom moomee nga xamante ne moom la daan àndal kon ci terrain de guerre yu baree bari moom moomee nag wax na ci kii di Amadou Mbaye Loum ñoom sax ku ci ne daan woowee sa morom commando mbokki ponk yaa ngi ni ci yaatal gi léegi-léegi dale nag jàmm ci xibaaru marax yi ñu tàmbali ko ak limuk accident limuk ñi faatu ñi nga xamante ni mi ngi yokk kon ci accident yi ñu nemmeeku ko nag ci yoonu Poroxaan bi fi mu ne nii nag juróom-ñeenti doomu aadama ñàkk nañu seen bakkan ci accident bi ci mujj nag daanaka démb la ab kaarub Njaga Njaay boo xamante ne rek dafa mbëkkante ak benn bus ba juróom-ñaari doomu aadama ñàkk si seen bakkan juróom ña moom ca saasa la ñu faatu ñu teewlu ci Pape Malick Ndaw moom mooy préfet bu Nioro ci micro Tala Samb di wax daal ne tey mardi ñaar fukki fan ci weeru février 2018 ba mu amee ñaar fukki waxtu ak ñett la ma maire Porokhane oo ci téléphone dama monsieur le préfet am na accident bu am diggante Nioro ak Porokhane surtout village bi ñuy wax Kër Cheikh Sow balaa ñuy jóg di dem sax ci lieu accident yi déjà chauffeur si doon romb pèlerin yi doon dem ñoom ñëpp ak autorités yi ñi nga xam ne ñoo nekk fii mu autorité locale yi maire yi force de sécurité ñëpp màbbu dem foofu pour amener les premiers secours dimbale ñi nga xam ne ñoo ci gaañu ñi ngi nag wax dëgg yàlla am naxar ak tiis gu ñu dal parce que am na ci juróom-ñaari nit yoo xam ne seen bakkan dafa wadd juróom la woon mais ñaar ñi bañ leen di évacuer ci centre de santé Nioro ci la ñu mujj faatu donc daal bilan bi nga xam ne mën nañ ko jàppagum mu nekk loo xam ne dañ ko jàppagum mooy am na ci juróom-ñaari nit yoo xam ne daal seen bakkan wadd na fa mu am fanweeri nit ak juróom yoo xam ne am nañ ci ay gaañu ci biir fanweeri ak juróom yooyu am na ci juróom-ñett yoo xam ne daal gaañu xaw nañoo métti. ñu ngi wax nag ne soble buy dugg ci biir réew mi kon daqal nanu ko ngir rek mën a jaay soble mbay mi waaye nag loolee njort nañu ne amul ndax ba nga ni am na soble soo xamante ni kon mi ngi jaar ci yoon wi di ñëw te xamuñu fu muy jógee service bi nga xamante ni moom mooy contrôler maanaam di saytu lépp lu soxal wàllu ko comme ca Dagana moo daal di rek teg loxo ay saaki soble lu toll nag ci téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn ci saaku soble jàpp na ko ak ñaar fukk ak juróom-ñetti saaku pomme de terre am na ci nag ñaar fukki doomu aadama yoo xamante ne kon yoon woolu na leen ngir déglu leen ci wàllu woowee ñu teewlu Papa Amadou Bigué Ndiaye moom mooy chef service contrôle bi soxal wàllu comme foofee ca Dagana ci micro Seyni Diop. donc depuis vendredi dañoo jot ay information yoo xam ne ñu ngi doon wax ne oignon soble bi ak pomme de terre bi mi ngi dugg de manière irrégulière donc y a eu dafa am mesure de gel boo xam ne état bi jël na ko bu xasee ba mesure de gel bu xasee ba am kenn amatul droit dugal le produit boo xam ne dañ ko gelé donc 12 000 tonnes yi nga xam ne état bi dugaloon na ko pour mu régler un peu le problème mënu fee agsi parce que demi grossistes yi ñoom nee nañ mënuñu ko fee jaay parce que oignon bi nga xam ne dañ ko importé ci jaaduwut ci lu teguwut yoon moom moo leen di sonal jàpp nañ ci lu ëpp 4 tonnes d'oignon ak 28 sacs de pommes de terre donc joxe nañ plus de 20 convocations ñi jéggi yoon woowu noonu dinañ leen déglu bureau dinañ leen teg ay daan au regard de la loi 66-48
donc loolu lañ amoon ci li ñuy. waaw zone frontalière la dafay yombal dugg bi ci yenn points yi nga xam ne c'est pas conventionnel dafay favoriser dafay yombal dugg bi nga xam ne c'est des produits d'origine frauduleuse lu ci mel ne soble lu ci mel ne pomme de terre ak yeneen produits yoo xam ne mën na ko tox fii nii di ko citer. ñu àddu ci njàng meek njàngale mi ak grève bi nga xamante ne nag intercadre bu jàngalekat yi daal dinañu koy rek tàmbali grève bu ñaari fan muy nag syndicat boobu nga xamante ne daanaka moom la ñu mujjee sos la ñuy sàkku rek mooy ñu woolu leen ci waxtaan wi nga xamante ne nguur gi mi ngi koy sekk ak syndicat yi waaye tamit nguur gi na fexe rek kon jëfee la mu xaati moon ci atum 2014 ñenn ci sénégalais yi nag àddu nañu ci jàngalekat yi naam sax ànd nañu ak ñoom ca la ñuy xeex waaye léeg-léeg bu doon seen sago ñu daal di kon soppi doxalin ca nañu xeexee ñu teewlu seen i kàddu ci micro Aminata Mbaye Sow. dañoo war a xool si li xam ne ñoom ay sénégalais lañ comme ñëpp donc même si état bi li mu leen di proposé mënul di ko mën a def tamit ñuy xool jéem a satisfaire élèves yi parce que élèves yi ñooy suñu avenir ëllëg waa enseignement baaxul léegi mi du mën a dox te ñoom dañ leen bu ñu nañu xalaat ñoom dañ leen doon enseigner bu ñu am li ñu am donc dañu war a xalaat tamit quelque soit nañu respecté li ñu presque même su fekkee état bi mënul respecté seen engagement ñoom tamit ñu xool seen côté ñu participer seen côté te xam ne Sénégal suñu Sénégal la amul kenn ku mën a développé suñu Sénégal ku dul ñun Sénégal kenn mënu ko développé ku dul Sénégalais donc xëccoo bi su méttee dafa am ku bàyyi. grève enseignant yi daal xanaa lu ñu ñaan leen rek gouvernement bi mën see wax dara ndax suñu njaboot yi ñu mën a jàng ndax chaque jour xale yi di grève loolu dafa ñaaw ñoom suñu sañoon daal gouvernement bi daal mu def si dal li nga xamante ni jàmm rek pour mu jëmmale enseignant yi tam parce que enseignant yi tam dañoo am ay njaboot. xal see jàppale seen njaboot yi. enseignants yi c'est-à-dire que xëy na ñoom am nañ seen dëgg parce que ñoo xam lu ñuy ñaxtu mais aussi nañu dawal yërmande ci kaw ñoom dañu nekkoon ay ñoo xam ne dañ doon wut xam-xam yàlla def na am nañ ko ba fi mu nekk ñi ñoo ngi koy jëfee ko dundee léegi nag ñu war ko sedda ok ñi nga xamante ne tey ñooy suñu doom yi ak suñu jarbaat yi. procès bu Khalifa Sall maire bu Ndakaaru ñetti fan nag yi ñu jagleeloon avocat yi fare ci défense bi tey jii nag la yem ñu dem ba tribunal fekk ji fa Ibou Diouf ci suba ba nga ni ma nga ca tribunal Ibou Diouf nuyu naa la. Ibou Diouf kon ñu am ay jafe-jafe rek ngir jokkook moom Ibou Diouf nekkoon ca tribunal ci suba ba tey ñeel nag kon procès bu Khalifa Sall ni mu ko waxee woon ñetti fan ñu leen jagleeloon ñoom avocat yooyu fare ci défense bi kon tey jii la yem ci àllarba ji Ibou Diouf xëy na ngeen am ko ci xibaar yi ci nasaraan ñu wax nag ci liste électorale yi nga xamante ne nii kon bindu bi dana daal di tàmbali ak commission mobile yi nga xamante ne nag kon fas nañu ko yéene samp ku jéeg politique ga ñoom nañu ko gisee rek mooy daanaka daal gisuñu ci njariñ lu bari la ñuy sàkku rek daal mooy na lépp leer ci yooyu nag liste électorale Mayoro Faye moom jàpp na ne nag niñ ko waxee rek kon commission mobile yooyu amul lenn loo xamante ne ni kon mënees na ko ca wax mbaa ñu sukkandiku ca ba tax nag ñu am la ñu bëgg la ñuy sàkku rek mooy na lépp leer gis-gisam nag ute ak ki nga xamante ne rek kon moom mi ngi fare ci mouvance présidentielle di sa Prera Mohamed Dieng ci leeral. bi génn na 1er mars jàpp 30 avril 2018 la commission bi war a def li ñuy wax révision exceptionnelle des listes électorales opération bi amul dara lu particulier ci xalaatu Mayoro Faye opposant bi jàpp ne révision bi mën na doon occasion ngir nguur gi mën a jubbanti imperfection yi nga xam ne moom la ñu nemmeeku ci fichier bi Ousmane Badiane moom gis-gisam mooy waxtu wi nga xam ne moom la ñuy def révision bi waxtu wu baax la te dina tax ñu mën a respecter pàcc yëpp ñi nga xam ne ñoo aju ci processus électoral bi. révision exceptionnelle du lu bees lu yàgg am la l'essentiel li ñuy wax rek mooy bu ñu koy def itam nañ ko jaarale ci yoon ñi ko war a fekke nañ ko fekke muy opposition bi ak société civile yi du ñu def ay commission yoo xam ne ñoomu neen ñoo fay nekk di def lu leen neex di inscrire seen ay nit comme ils ont l'habitude de le faire li ñuy wax itam mooy bi yoon bu ñu jël commission mobile di ko yóbbu ci ay kër ak ay permanence yu bokk ci APR pour di dimbale seen ay militants nañ ko def yëfu Sénégal nag sénégalais yëpp ñoom ñoo ko bokk jàpp nañ ñun daal ne ba tey njuuj njaay yi ñu doon def ak ay fraude ñu ngi ci pexe yooyu ba tey. révision des listes bi man dama koy rafetlu parce que dafa méngoo ak li code électoral wax. mooy appel sénégalais yi ñi war a bindu yëpp teel a jóg bindu ci période boobu.
bu ñu jógee mobiliser wu bind ci période boobu je crois que du am benn problème dina mun a tax après maintenant ñu vérifier ndax effectivement li ñu bind mandat gi yëpp loolu la. beneen inquiétude bu bàyyeekoo ci opposition bi aju ci commission mobile yi ñuy faral di taxawal Mayoro Faye jàpp tamit ne faw rek parti d'opposition yi ñu bañ leen see boldi Ousmane Badiane am yaakaar ne citoyens yi dañu dem inscrire massivement waaye plénipotentiaire bu Benno Bokk Yaakaar jàpp ne opposition bi dafa tàmm boycotté ba pare taxaw fële di sànni xeer. xam nga ku ndobin rey sa maam boo gisee lu ñuul da ngay daw ndegam la ëppoon solo muy inscription yële jàll ak fichier bi nga xam ne dañ ko waroon taxawalaat muy fichier bu set suñu xel it du dal ndax nañ ko daan doxali di wut ay commission mobile di ko dugal seen ay kër ak seen permanence loolu itam mën na ci am mais. fas ñu téye ko dañuy taxaw fële ne bokkuñ ci bàyyi yeneen acteurs yi def liggéey bi bu paree ñoom ñu ñëw di critiquer waroon nañ def lii alors que temps bi nga waroon ñëw dugal ci sa loxo ànd ak ñeneen ñi defuloo ko fële nga taxaw di xaar ay erreur am ay échec am pour nga dikk kooku nag rafetul ci démocratie. saytu ak càmbar liste électorale yi naam opposition bi ànd na ci waaye Mayoro Faye jàpp na ni faw rek ñu taxawal beneen commission bu wute ak commission bi nga xam ne mooy toppatoo révision yi commission boobu nag dafa war a taxaw ngir indi transparence ci li nga xam ne mooy distribution carte électeurs yi. jaajëfal ko bu baax di sa prera kon Ibou Diouf mi ngi ci buumu jokkoo bi sama séeréer bi xam naa ne tey moom cere la xëy ndekkee moo waral mu am kàttan ci tribunal ci sooba tey Ibou nuyu naa la. fay naa la soxna Fatou Kiné. ma ngoog Ibou ci sooba léegi yaa ngi ci tribunal foofee ni ma ko waxee kon ñetti fan yi ñu leen jagleeloon ñoom avocat yooyu faree ci défense bi tey jii la yem ci àllarba ji lu fi rusaat ci boobu ba tey. ni nga ko waxee soxna Fatou Kiné noonu la amee gannaaw ñi nga xamante ne rek. ñooy avocat défense bi jëloon kàddu gi ci suba ci ngoon nag déglu nañ ci nga xamante ne mooy maître Khassimou Touré bokk ci avocat défense bi doon tamit mbokk ci Mbaye Touré di rakkam sax moo kooku mu nekkoon ancien DAF bu mairie Ndakaaru gannaaw kàddu yi mu yëkkati nag taxoon na daal xol tooy lool fii nga xamante ne rek mooy tribunal bu Ndakaaru ndax bëri na daal ñu fi tuuray rongoñ kàddu yi mu yëkkati nag mu wekk ko rek ci ñi nga xamante ne dañu bokkoon ci famille kooku di Mbaye Touré te ñu génne àdduna ci ginnaawam te tax na daal loolu taxoon na xol yi tooy trop gannaaw loolu nag mu wekkoon tamit plaidoyer ci li nga xamante ne rek dañu jàpp ne ay lu bala wala sax lu ñuy topp mairie Ndakaaru bi mu gis ne rek loolu dara aju ci lu dul xeex ka rek tere ko mu mën a yëngu ci wàllu politique. keneen ku yëkkati ay kàddu di maître Demba Ciré Bathily moom nag dafa jàpp ne rek amul dara lu ñu mën a yëkkati ci boobu le dossier mu jàpp ne lépp ay allégation la maanaam loo xamante ne amul bopp amul genn ba tax na daal muy sàkku ci ñi nga xam ne rek ñu juge ñu bàyyandi seen client boobu bokk na ci keneen ku yëkkati ay kàddu tamit di maître François Sarr gannaaw ay plaidoirie avocat bi nag dafa gis ne ab procès politique la ay manœuvre la pour déstabiliser ki nga xamante ne rek adversaire bu yàlla may kàttan la ci wàllu politique di Khalifa Sall gannaaw loolu nag fàtt ki ne leneen liñ ci nemmeeku gannaaw ñu yëkkati woon ay kàddu ci suba rek di maître Seydou Diagne ak maître Demba Ciré Bathily nemmeeku nañ fi tamit ay kilifa yu yëngu ci wàllu politique yu fi teewoon bokk na ci Moussa Tine Idrissa Diallo nekkoon na fi tamit Cheikh Gueye Mamadou Lamine Diallo Malick Gakou ak Abdoulaye Elimane Kane gannaaw loolu nag mënees nañu wax ne ci ngoon ci sax la nit ñi gën a bëri ndaxte boo xoolee dañoo obligé woon sax ci porte bi ndax ay nit ñu bëri jàpp rek dañu ci bëri ay àndandoo Khalifa Sall lañu ay militants yu ñëwoon rek ngir déglu li nga xamante ne rek ay avocat défense yi yëtti nañ ko rek jëmale ci li nga xam ne mooy li ñuy toppee meeru Ndakaaru ba Fatou Kiné daal. jërëjëf Ibou Diouf ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ñu wax ci wàllu wér-gu-yaram ak Sénégal bi nga xamante ne nag kon daal dinay am ab centre bu bees centre buy taxaw ci wàllu urgence la di ay opération ñu ngi ko samp nag ca hôpital Fann tey ci suba nag lañu ko xëy daloo loolee ci teewaayu njiitu réew mi Macky Sall centre boobee nag ki ci jàppale Sénégal benn agence la bu fekk baax ca réewum Amérique ñu teewlu docteur Abdoulaye Bousso moom mooy njiital centre boobu ci micro Mame Biram Diouf.
dafa souligner loolu parce que fi mu nekk nii depuis Ebola bi dañuy wax ci wàllu sécurité sanitaire mondiale c'est-à-dire dañu gis ni fi mu nekk nii benn feebar mun na xëyee Chine fanaan Sénégal donc ak moyen de transport yi fu nekk jàngoro mun na am donc benn dëkk mënul am sañ-sañ ne man benn jàngoro du ma dal donc loolu dafa tax ba nga xam ne dëkk bu ne war nga fagaru am ay jumtukaay yoo xam ne dina la mën a may jour bu jàngoro bu ñëwee nga mun ko teel ko gis et puis mun ko faj donc loolu nag centre bi ci la bokk parce que dafay participer ci sécurité sanitaire nationale donc bu ñu gérer ñun suñu sécurité nationale dinañu mun a may après ñu mun a participer sur la sécurité sanitaire mondiale. Centre bi c'est juste dans les situations de grande catastrophe et d'urgence donc ñun suñu rôle mooy bu amee ay situation catastrophe yooyu on a une capacité d'avoir ay équipes yu ñuy transférer dinañ am aussi capacité boo xam ne dinañu mun a gérer les transferts des malades yi nga xam ne dañuy am des contagions c'est-à-dire malades yi nga xam ne dañu am feebar yu grave nga xam ne dañuy contaminé nga xam ne mënuñu leen transporter n'importe comment donc ñun suñu rôle c'est surtout sur ça c'est vraiment sur les urgences et les catastrophes sanitaires pas sur les malades au jour le jour c'est-à-dire les urgences de routine. waxoon nañ ko sànq ci ponk yi gëstu bi tey nag ñi ngi ko jagleel rek njur mu jege mi wala boog njur mu sori mi la ñu seetlu daal ci gàttal mooy njur mi daanaka ma ngay gën di sori fii ci Sénégal moo waral sax ñu daal di ab samp ab laaj daal di koy jox rek ñi nga xamante ni aji dencante gi la ñi nga xamante ni jotaguñoo sëy ba ci nag ñi seen xam-xam màcc ci wàllub jur di ay sage-femme ñoom nag la ñu ca tontu seen i gis-gis wute na kii nag di Marième Fall di sage-femme d'État moom la mu wax rek mooy politique bi nga xamante ne dañu ko tëral nag mu jëm nag ci soril njur mu jege mi loolee bokk na ci lu tax kon njur mi gën a wàññiku ci Sénégal dossier bi lañ ci ànd ak Maymouna Ndiaye. Nogoy Diouf am na borom kër ak ñaari bant fi mu toll nii lu jëm ci dakkal njur gi waxagul lu ci jëm. déedéet boo nee ñaar doy na ñaar yooyu dem ba jot a mën dara yàlla yóbbu leen léegi nga toog. mu mel ni kuy feelu Nogay moom célibataire bi naam amagul ci lu mu jàpp wante mi ngi xalaat lu aaju ci njur. mais loolu ça dépend ci famille parce que am na yenn famille yoo xam ne ñoom ñii dañuy am ñaari doom ñii ñetti doom su ko defee nag seeni doom mën na leen doon tamit ci loolu. affaire bi moom loolu la. réewu Sénégal mel ni soxna yi dañoo soppi doxalin boo ñëwee ci Ndakaaru ak li ko wër nee nañu soxna bu nekk daanaka ñetti bant ngay am fi mu toll nii boo demee ci biir dëkk bi ñeent lañ ko xayma sage-femme bi am na lu mu ko gisee. koom-koomu réew mi dina gën a yokk bu gënee yokk population bi dina am maanaam dund gu mucc ayib ba pare. xale yi nga xam ni ñoom ñu ngi toogoon liggéeyuñu ñu ci ëpp daañu mën a am emploi donc loolu mooy le taux de fécondité bi nga xam ni nag dañ koy dugal ci dividende démographique. li ñu duppee planification familiale ak soxna yi ni nga xam ni dañoo jóg di daan seen doole loolee lépp boo ko saytoo am na lu mu ci def. jigéen ñi léegi dañu am ab liggéey suñu liggéeyal ci tool yi itam ñu ngi def liggéey boo xam ni daf leen di indil. revenu maanaam xaalis pour ñu mën a toppatoo seen doom ak seen waa kër beneen bi ci des mooy nit ñëpp en général mën nañu dem faju ji faj mu mucc ayib beneen bi ci des mooy li ko waral mooy maanaam li ñu judde woon xeex neef gi dafa nekk stratégie boo xam ni dafa doon wàññi li nga xam ni mooy ndeete jigéen ñi ak xale yi. agence bi ñu duppee ANSD li mu gëstu leer na dem na sax banaan ñi nga xam ni dem nañ l'école boo leen di seet ñoom li ñuy am doom bariwul ana lu ko waral ki nga xam ni xam-xamam màcc na ci wàllu communication di gëstu tamit ci wàllum njur nee na lépp boo koy seet responsabilité képp la. question de sécurité question de dund question de seen wërgu yaram loolu yëpp dëgg-dëgg dañu gis ne que léegi jamono yi dafa gën a diis soo amee njaboot il faut nga dëkk leen fenn fii Ndakaaru si je prends Ndakaaru bi nga xam ne ni fi lañ dëkk boo fi nekkee bëgg yor juróom-ñaari doom ci appartement ñaari néeg yooyu yëpp mun na indi ay gàllankoor aussi. ci weeru septembre atum 2017 ANSD amoon na liggéey bu mu njëkkoon a def wante boobule soxna yi dañ leen a xayma woon ne ku ci nekk di nga am juróomi doom fi mu toll nii mu mel ni chiffre yooyu dafa gën a wàcc fii ci Sénégal laaj bi samp mooy ndax réewu Sénégal dafa dem bay roy réewu tugal yi lum ci mënti doon étude bi mi ngi firndeel ni réewu Sénégal mi ngi ci tànk yooyu.
Maimouna Ndiaye beneen laaj a ngi samp muy nag sunu mbokk chrétien yi ndax ñeent fukki fan yi nga xamante ni moom la ñu war a woor te war cee lekk nag bis bu ne benn yoon ndax loolu lu yomb lay doon moo waral ñu samp boobee laaj daal di koy rek jébbal abbé bu paroisse Saint-Paul bu Grand Yoff moom nag wax na xalaatam ci koor gi ak na mu fas yéene wooree beneen paroissien tamit may ki nga xamante ni moom mooy Aïssatou Paye moom it daal di koy tàllal micro mu wax rek moom it li nga xamante ni moom la gis ci wooram moom nee na nag altine la ba aseer. fu mu nekk nii nag mu nekk jamonoy gën a dimbalante mu nekk jamonoy pénitence ñeent fukki fan yoo xamante ne suñu mbokku chrétien yi wax nañ ko woor. benn xewlu la rek ci journée bi muy diggante altine gi ba ci gaaw ga dimanche du bésu woor bu weesoo loolu itamit am na ñaari fan yoo xamante ni loolu la ñu oowee ñaari fan yi nga xam ne obligation la ci chrétien bu nekk ku am diggante fukki at ak ñeent dab juróom fukki at ak juróom-ñeent. bu koy waxee rek ndogu dafa amul ci kooru chrétien ndogu amul ci kooru chrétien xëdd amul ci kooru chrétien li nga xamante ni moom la chrétien yi li leen war boog moo di ñu tànn comme ni nga ko waxee rek benn xewlu ci biir bés gi yaa xam ndekki la yaa xam reer la yaa xam añ la. waaye nag l'abbé ñun li ñu bëggoon xam mooy ne ci wàllum ñàkkum lekk googu naka nga koy dundee. am na ay bés yoo xamante ne moom lay tànn ngir mun leen a oor maanaam aljuma wu koor yi ak itamit comme ni ki tey rek alarba wu koor yi ñaari fan yooyu ci biir weeru koor gi la fas yéene di woor saa su nekk ci biir semaine am man ci sama bopp nag maa ngi jéem a def li ma mën ñu ngi ne ci man bi ba léegi képp ku ko mën na ko def. ku ci mel ni nag paroissien bi nga xamante ne fii ci Saint-Paul lay nekk. bu nekk bés bu yàlla sàkk maa ngi koy woor damay woor du lundi xaw ma nu ñu koy waxee nag ci wolof de mais du lundi ba samedi dama koy woor et bon guddi rek lay lekk mooy à partir de 20h su ma naanee sama thé boo xam ne dama ciy def tuuti limon pour mu jox ma tuuti doole après ma lekk sama sandwich après ma lekk fruit parce que bëgguma di lekk bu bëri guddi. xoolal maa ngi reetaan sax ak yow su ma xiifoon xam naa damay ñàngal mais maa ngi reetaan ça veut dire que bon je suis très tranquille quoi. li ñu si war a yokk itam bokk na si ne weerum woor bi chrétien ni di def ci wàllum colin gi. am na nuñ ko doxalee. am na ñu góor ñoo xam ne dañuy ñëw fii seen booy doole yeeg seen check down ak yu kenn xamul ñëw ne dañooy jaamu yàlla wax dëgg fa yàlla colin googu jagul ci njaamu. ci wàllum prêche bi itam maanaam digle bi am na tamit yeneen fànn yoo xamante ne. muy couleur violette violet bi moom mooy couleur gi nga xamante ni moom la ñuy faral di jëfandikoo ci wàllum koor gi ak jamono l'Avent. mooy waxtu bi di waajal Noël. diiru nag ñeent fukki fan suñu mbokku chrétien yi nag dinañu téye seen loxo bu baax waaye itam topp digle yi ba mu mat sëkk ngir rek ñu nangu leen seeni koor. jaajëfal ko bu baax Aïssatou Paye commando ba dem na bàyyi xaritam ka mu daan àndal di liggéey Demba Ndiaye nekkoon reporter bu Sud Quotidien moom mooy wax mi ngi indi seede nag ci ki nga xamante ni moom mooy Amadou Mbaye Loum di taskatu xabaar ba woon te dëddu nag ni ki démb nekkoon ca RTS daan liggéey nag liggéey bu am solo moom nag la mu xamle moom Demba Ndiaye nekkoon reporter moo di ne kii di Amadou Mbaye Loum ànd nañu fu ne ànd nañu nag ci ay réew yoo xamante ne nii ñi ngi toll woon ci jamonoy guerre ku ci nekk daan woowee sa morom commando Hadiatala. may mentionné Facebook may gis un ami commun di annoncé Mbaye Loum est décédé aujourd'hui à l'hôpital machin c'est et voilà je crois que nous tous on passe là par là. mu di baat bu ànd ak tiis ak rëccu ci jegeñaale kii di Amadou Mbaye Loum mu nekk mbetteel ak li nga xamante ni xaarandiwu ko woon. une dizaine de jours maa ngi toog fii di lire sama livre di waxtaan ak sama picc yi fii rek téléphone sonné Mbaye la du mu ne Mbaye salopard commando mais yow foo nekkoon mais dem la géej gis dem la géej dëgg waaw il faut ñu gisee parce que am naa benn affaire bu important li mu bu wax ma ne ah bon ma ne waaw d'accord on se reprend semaine prochaine quoi inchallah mais xam nga rek àdduna les banalités les poids de la vie quotidienne tu oublies machin jusqu'à aujourd'hui. diggante Demba Ndiaye ak ndem si yàlla Amadou Mbaye Loum ñi doon wuyoo turu commando déggoo bu wóor lañ fa nemmeeku
li ko wal rek mooy gëdd bi ñu doon jox lii jëm ci wàllu kaaraange ak jàmm ci biir réew mi. patriote la mu bëgg mu fonk ñuy défendre patrie bi donc en premier lieu l'armée. ci conflit Casamance bi lañuy doon tase ku nekk liggéeyam quoi man presse privée moom média public donc en général plus ou moins avec l'armée et cetera foofu la ñu xamante tasoon nañu Libéria aussi tasoon nañu Zaïre mais ça c'était pas la guerre, c'était un voyage pour un forum économique, c'était sous Mobutu, je crois que c'est dans les années je sais pas 84 85 alors, ce que li may retenir c'est que ku bëggoon réewam donc ku bëggoon institution ñuy défendre réewam c'est-à-dire armée. Mbaye commando comme ni ñu doon woowee commando su commencé loon nekk journaliste xëy na militaire lay doon. ci xalaatu ki fi nekkoon reporter nekk tamit njiitu Sentinelle Amadou Mbaye Loum njàmbarte la wone ci liggéey bi mu doon def ànd ceeg woyof ak mbaax muy li ko ñëpp nawee. gunge na suñu armée Liban Gambie Libéria et cetera gis na suñu soldat nu ñu taxawee nu ñu combattre un bon viveur un gars qui aimait plaisanter sans dépasser les limites et puis qui soo xamul dañuy wax ne kii c'est waay léegi mais Mbaye moo la gën a fin fii. ndem si yàlla bi méritoonu hommage bu mucc ayib ndax liggéey bu mu fi bàyyi muy xalaat ki di Demba Ndiaye mi seede lu rafet ci Amadou Mbaye Loum mi ñu fas yéene denc ci alxamis bi. ñu koy ñaanal bu baax moom moomee làkko di Amadou Mbaye Loum keneen ku làkkoo ngi nii Afrique di ko wéy di sargal mooy Idriss Ouédraogo moom moomee nag ñu ràññeeku bu baax a baax ci cinéma africain ndax liggéey moom it bi rëy bi nga xamante ni def na ko ci wàllub cinéma ci fàttali sax juróom fukki at yu FESPACO yi fas yéene am nag ci atum 2019 kon moom moomee lañu ko duppee gannaaw ba mu dëddoo àdduna tamit ñu jàpp ni maanaam daañu def seen kéemtalaay kàttan ñoom ñi nga xamante ni ñoom yooyu yëngu ci 7e art ngir nag mu am ñu ko wutu ci liggéey boobee mu doon liggéey. Sénégal nag moom mi ngi taxaw rek kon ci dooleel wàllug cinématographie ndax lu toll ci $2 milliards kon daal dinañ koy génne at mi ngir fas yéene ko rek dugal ci cinéma. ñu wax ci génération foot mi nga xamante ne nag kon qualifié na ci 2e tour bi génération foot mi nga xamante ne sànq nag mi ngi doon sëgg moom ak Misr El Makassa bu Égypte kon ndam demul ndam dikkul moo waral nag kon génération foot li mu doon yóotu mujj na koo am foofee Cheikh Tidiane Diaw di ngeen ko am bu soobee borom bi ci xibaar yi ci nasaraan lay doon. jaa ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax yéen ñi fare woon ci machine bi ak ñi jàpp ci xibaar yi ba mu sotti Chérif Dia mi ngi wàcc ngir faram fàcce leen xibaar yi ci nasaraan jaa ngeen